mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah ci xabaaru marax yi. li ci gën a fës bokk na ci nag li nga xamante ni moo jëm ci ñàkkum mbasum Covid 19 ñett nit ñoo si daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw nag loolee jur coow lu rëy ci lu jëm ci wàllu ñàkk yi waaye nag ki jiite programme élargi de vaccination du docteur Ousseynou Badiane nee na nag fa ñuy def nag tey ci mbir yi ndax nee na ba léegi kon amuñu takku wér ndax ñooñee kon danoo daal di faatu ci ñàkk mi am déet daañ ci indi leeral ak ay kàddoom ci biir ndorteelu xabaar yi bu ci yàlla àndee. garab yu bon yi jaaba jonge ci réewum Sénégal loolu nag jur na coow lu rëy ak tamit tiitaange gu yaa ci askanuk Sénégal wërngal këpp ñoom nag nee nañu kon fi mu ne nii wér-gu-yaram askan ci moom nag moo naax saay li ñu bëgg rek mooy lépp lu jëm ci wàllu garab yu bon yi kon di jaaba jonge ci réew mi daal di ko dakkal ci réew mi seen kaddu dina biir nu mu gaayaatoo ci biir xabaar yi bu calante jaaykatu café Touba yi nag seen bamba maasetul ndax seen koppar dafa wàññeeku baax a baax rawatina kon weeru koor wi teeru ci réewum Sénégal loolee nag nee nañ kon suba gi kon dootuñu jaay rax ci dool tamit jaay ñiy séddale café Touba yi ci mbedd yi loolee yokk na ci li tax kon ñoom seen mbir doxatul seen njàmbat ci biir xabaar yi bu calante weeru koor wi nag bëgg-bëgg askan mooy ku ne dem ndogo ji sa kër waaye nag loolee léeg-léeg mu duri jafe-jafe donte sax ñoom liggéeykat yi nañ leen dañuy def seen kem kattan ngir mën a teel a wàcc waaye terewul nag embouteillage yi lompañol dem beeg dëkk bi ci Sénégal loolee nag tax ba ñoom ñëpp ci jafe-jafe yu ci yaatu la ñuy daal di jànkonteel daañu ci indi ki leeral ak maam Seydou Ba bu calante mbokk yi loolee gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kiis bu yàlla ànd ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy door ak nu ko junjee ci ndorteel ak ñàkkum mbasum Covid 19 ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye nag coow li daal nee na kur ci réew mi jëm ci wàllum ñàkk moom la waaye nag docteur Ousseynou Badiane muy coordonnateur programme élargi de vaccination moom nag nee na nañu def nànk tey ci mbiri ndax ba léegi nii amul benn firndeel boo xamante ni mooy dëggal ne kon ñetti ñooñu dañoo ñàkk seen bakkan ci mbasum Covid 19 bi moom nag nee na kon ñi nga xam ne kon ñoo ay liggéeykatam ñoo ngi def seen kéem kattan ngir rek xam mbir mi naka la demee waaye tamit ñu ngi ànd ak tamit seen dal ngir am itam ànd ak seen sago ci lu lépp lu jëm ci wàllu ñàkkum ko mbasum Covid 19 bi ñu tolli kàddoom docteur Ousseynou Badiane ci jokkoom ak Assane Top. loolu moom mënuñu koo dëggal parce que ñun mosuñu koo wax li ñu wax mooy am nag naam ñoo xam ne faatu nañ ginnaaw boo xam ne toog na ñàkk nañ toog ay bis après ñu faatu mais li ñu mën a wax mooy dans tous les cas ñi ñàkku ñu ngi faatu ñi ñàkkuwul ñu ngi faatu pour ñu mën a wax ne ñàkk bi moo faat nit ki dañuy def li ñuy wax rapport d'investigation maanaam gëstu ko buñ ko gëstoo ba pare jël document yëpp dossier yëpp jébbal ko comité expert yi nga xam ne ñoom seen xam-xam ci loolu la màcc ñu saytu ko ñoom ñooy wax ndax lii yaakaar nañ ne vaccin bi la wala du moom donc ñooñu nga xam ne faatu ñu si def nañ sax ay autopsie jël nañ dossier bi jébbal nañ ko comité des experts yi ñoom war nañoo réunir pour joxe seeni conclusion mais ba jonn yàlla tey jii ñu taal amul benn preuve buy wane ne ñooñu nga xam ne dañoo faatu ñàkk bi ci ñu leen faat ci ñàkk bi la jógee. des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram ak lu jëm ci garab yu bon yi nga xam ne teg nañ ko loxo barki Demba Ndiaye loolu nag tiital askanu Sénégal ñu ëpp ci ñoom nee nañu waxtu wi kon lu jëm nag ci seen tiitange dafa yaatu ndax nag garab yi nga xam ne muy jaaba jonge ci réewum Sénégal ñenn ñi nag nee nañu kon fi mu ne nii foo ñu baral suñuy jéego lu jëm ci wàllu xeex lépp lu jëm ci wàllu garab yu bon yi ngir mu jeex tàkk ci Sénégal ndax jàpp na ni kon seen wér-gu-yaram ci boppam fi mu ne nii moo gala góosee ñu ànd ci leeral ak reportage bu Ngor Diouf Moussa Fall. ñoo ngi fii ci Liberté 5 heure yi ndogu li ci des bëriwul fii nag médicament yu baaxut yuñ faral di jàpp fii ci Sénégal jaaxal lool kuñ fi fekk mu jàpp rek ne mu ngi jël ay matuwaayam bu baax. sama xel mayuma ma jóg di jëndi garab dem di ko jëndee ci mbedd mi franchement bu ma koy dem damay dem ci bërëb yi nga xam ni maanaam les bërëb indiqué maanaam xamu nañ koy waxee ci wolof pour dem jënd ko waaw mais je ne pense pas que une personne responsable waaw da nga def une personne nit ki nga xam ne maanaam am nga xel bu dal maanaam ngay ñu jëm hôpital ñu wax la jëndal garab nga dem di ko jënd ci mbedd mi. ñen ñoo nekk ci gannaaw li ni mel buñ sukkandikoo ci góor gi baadoole yi seeni pexe
yeggut file. dafa am tamit ñi ko fi dugal du ay baadoolo ñoo xam ne dañoo am alal parce que baadoolo ay millions baadoolo amu ko kon ñooñu du n'importe qui mais aussi à une autre part de responsabilité de l'État maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm frontières yi waaw parce que quand même lu mel ni mënul dugg te ñoom gisuñu. ñu fekk ko ci diwaanu Jëppal soxna si jàpp rek ne yile faux médicament mën na galagusi lool suñu wér-gu-yaram. bu ñu fàttee ni kii garab yooyu ñu jënd mën na périmer te bu périmer day nekk poison donc bu ñu ko consommé ko jox ko seen njaboot aussi loolu mën na leen a indi loraange donc nañ njëkk a xool côté boobu bu ñu xool côté budget financier bi mais ñu xool li nga xamante ni moom moo mën a protéger xale yi protéger seen famille justement loolu moo am solo daal amoon. lim bu takku ci faux médicament yu ñu jàpp ci diwaanu Patte d'Oie niki démb jaaxal lool sénégalais yi ba tax ku nekk di ci àddu di wax sa xalaat seeni bëgg-bëgg mooy ñu mën a saafara li ni mel ngir gën a wottandiku suñu wér-gu-yaram. Ngor Diouf jërëjëf conseil d'administration conseil d'orientation bu fonds national microfinance jëmal nañ ko ca Diamniadio lañ ci dugal ci koppar toll na ci fanweeri milliards suñu xaalis natt gi nag day jëm di wala bokk dañ koy lal ci atum 2021 gi loolu nag jëriñ gu ñu ko dénk moo ko daal di xamle Zahra Iyane Thiam yokk ci nag ne donte nag daanu dajul suuf lépp lu seen pexe danañ ko def bu ko defee ñi koy dëgg war ci mën a jotee ñu teewli kàddum ci micro Babacar Seck. mën a indi ay solution ci wàllu cible yi ndax cible yi mën nañ ne acteur u économie sociale et solidaire la te boo waxee acteur u économie sociale et solidaire jigéen ñaa ngi ci ndaw yaa ngi ci mais seetlu nañ ne également collectivité territoriales yi beral nañ leen ci pàcc bu am solo ak secteur informel bi te li tax ñu def loolu aussi mooy gis nañ ne politique de territorialisation publique yi du politique publique yi vraiment préoccupation président Macky Sall la léegi nag li ñu mën a jàpp mooy créer nañ tàmbali nañ li ci des mooy ñu am taxawaay boo xam ne dinañu mën a permettre ñu démarrer même bu dee nànk-nànk l'essentiel mooy ne ñu tàmbali xam fu ñu jëm xam fi ñu war a jaar xam moyens yi ñu war a am pour def ko moo tax xool nañu ak ministère de l'économie ba déposé nañ ñaari requête benn bi mi ngi AFD benn bi mi ngi BEI benn bu nekk 15 milliards la kon dañuy jàpp ne bu requête yooyu anto fonds bi dina am 30 milliards pour mën a tàmbali waaye comme ni ma ko waxee léegi projection la li ëpp solo mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci liggéey bi ñu sas ñu def ko te xarañte bi ak capacité yi am nañ ko kon li ci des mooy ñun ministère aussi ñu jàppale leen gunge leen ba nga xam ne ambition yi nga xam ne président Macky Sall bëgg na ko FONAMIF bi aussi mën ci indi participation ci wetu yeneen mécanisme yi nga xam ne état bi am na ko. ñu àddu ci dogal bi nga xam ne conseil assemblée université jël na ko di xël di féewale ñi ngànk daaru kawe ci Sénégal loolee nag tax ñu dem laaj koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu yoon Mamadou Jiite lay wuyoo di gëstukat moom nag nee na loolee nga xam ne kon mooy ab loi jagal jëmal nañ ko ci ab loi cadre 2015 jëm rek ci nanu yoree université ci Sénégal moom nag nee na kon loolee may na ki jiite université maanaam recteur bi ngir mu jël yooyu dogal waaye nag la cay gàllankoor mooy décret yi nga xam ne kon moo koy jëmmal léeg-léeg duñ ko siifee boole tax kon ba sax ba COUD di centre des œuvres universitaires de Dakar am taxawaay bu ni mel ne kon moom amul ci benn compétence loolee kon moo waral taxawaay googee docteur Mamadou Jiite indi na ci leeral ñu teewlu ko ci jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. xam nga université dafa am ñaari pàcc comme ni ma ko waxee sànq dafa am pàcc boo xam ni fa la étudiants yi dëkk ak beneen pàcc boo xam ni fa la njàng mi di amee ñaari yooyu yëpp bu ci ne dafa am kilifa bu dee campus social waa COUD bi ñoo ko gérer bu dee campus pédagogique rectorat moo ko gérer mais bu fekkee nag ci wàllu wii moo tax wàllu wii li fa xew fan yi nga xam ne wàllu ay jàmmarloo yu am ci ay diggante ay mbooloo ba am nit ku ci ñàkk bakkanam loolu bu amee bu boobaa recteur bi moo am sañ-sañ jël ay dogal ci wàllu kaaraange donc bu koy jël nag day am ñu muy waxtaanal moom nga tudde sànq le conseil restreint donc loi bi may na recteur la loi wax naa ko léegi 2015-26 du 28 décembre 2015 relative à la gouvernance des universités publiques mooy loi bi nga xam ni moo tënk ni université yi di doxee ci Sénégal loi boobu may na recteur moom mu jël ci ay dogal donc mais bu ci jëlee dogal jafe-jafe bi ñu am mooy dogal boobu nan lañ koy
nan lañ koy jëmmale moo tax fii kudd li mu wax kenn mënul weñ loxoom ni ko il faut nga tëj université parce que amul benn loi wala benn décret boo xam ni wax na kudd ni ko bu assemblée bi de l'université à travers le recteur jëlee dogal ci wàllu tëj campus bi da nga ko war a doxal décret boobu nag moom la wax naa ko léegi waa SAES moom la ñuy jooytu boobu ba tey parce que loi bi 2015 lañ ko adopté woon boobu léegi mat na juróomi at décret boobu ñu ngi koy xaar décret boobu nag moo ñu waroon a wax bu fekkee recteur jël na ay ndogal ci wàllu kaaraange nan lañ koy doxale nan lañ koy appliquer mais décret boobu amul loolu mooy jafe-jafe. ñu génn ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wax ci université Amadou Mahtar Mbow syndicaliste yi fa tënku ñoom nag nee nañ lu ñu bëgg mooy liggéey yi daal di gaawtu ba noppi ngir bu ko defee ñoom nag ñu mën a beral seen jéego jëm ci wàllu njàng mi njàngale mi rawatina la ñu mën a jox kon ndongo yi mu nekkoon njàng mu mucc ayib léegi la ñu daal di sàkku ndaxte nee nañu bëgg nañu daal ñu daal leen a dugal foofee ngir ñu mën fa dëkk ci daara ja bu ko defee itam lépp luy dem seen wàllub liggéey doon lu mucc ayib. Muntag Mamadou Dieng Cheikh Diop reportage. SAES ba ca université Amadou Mahtar Mbow daanaka làqul wax ji syndicaliste yi seen bëgg-bëgg ci ñaari ponk lañu ko tënk bi ci jiitu ñu jébbal leen këyitu daara ji ñaareel bi yeggali liggéey yi ñu mu gën a gaawee. texte boobu bañ ko xaatime ba noppi yónnee nañ ko au niveau du ministère de l'enseignement supérieur maanaam ministère bi nga xamante ne moo yor li jëm ci wàllu maanaam gëstoog njàngale daara yu kawe yi. waaye booba léegi am na ay weer waaye jotuñu ci texte yooyu te texte yooyu xam ngeen ne bu amulee pour université bi dox na mu war a doxe dana sooxe lool. syndicaliste yi li ñu bëgg mooy toxu ca Diamniadio ndax nee nañu foofee la ñuy mën a wuyoo ci xarañteef gi ñuy dàkkantale université bi. ñu ngi laaj ci lu mu gën a gaawee itam ñu jox ñu suñu chantier yi nga xam ne tàmbali na parce que bu ngeen jëlee autoroute bi jëm Thiès li ngeen gis à partir de Diamniadio ci côté stade bi nga xam ne ñoo ngi ko fay tabax te gis ngeen na mu gaawee travaux yaa ngi avancé wax dëgg yàlla ci nu gaaw a gaaw ay weer rek ngeen gis mu commencé xanaa léegi mu noppi te université Amadou Mahtar moom moo nga janoog moom war a former ay xale ñu am formation war a taxaw réew mi taxaw àdduna ci fànn yépp université ñu ne ko fa ñukk nekk ci ay construction stade loolu dama ne réew du mënul doxe noonu. SAES ñetti fan a ngi nii mu nekk ci grève ci biir réew mi banqaas bi ca université Amadou Mahtar Mbow taxaw ci ñu yeggali liggéey ya ca daara ja noonee nee nañu la ñu def ci ndongo yi xarañteef gi ñuy xaar ci ñoom te seen bëgg-bëgg yi njiitu réew mi lañ yaakaar mu indi ci saafara. Mamadou Dieng jërëjëf lu toll nag ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent nit yoo xam ne ay jàngale ay ndongo lañu nekkoon ci njàkkare léegi seen njàkkare du moyu leen bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci Moustapha Sall moom nag conseil technique la ci ministère bu ñu dénk wala njàng mu kaw mi ndax nee na nag danañ lal ay pexe yoo xam ne ñoom dinañu mën a bindu bu ko defee ñu mën a jàngiwaat ci daara yi ñu dippee université virtuelle du Sénégal ñu teewli kàddoom ci micro Babacar Seck. amoon na étudiant bachelier yoo xam si déposé woon nañ fi pour ñu baal leen ndax ñoom bi ñuy tëj campus am na loo xam si waroon nañ koo def te defuñu ko bañ ko defee maanaam ajjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru wii ñu génn biñ arrêté ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ ñaan si ndimbal junni lañu woon ak juróom-ñaar fukk ak ñeent. léegi nag biñ ko defee ministre bi nee na am na ñoo xam daf ne leen waxoon na ak ISEP yi ba ISEP yi dese woon nañ place ñu ni léegi yéen ñi nga xam ne fi mu toll am ngeen kii dem leen directement ci ISEP bu ngeen dem déposer fa seen dossier ñu mën ko étudier jël leen. loolu li xam ne am na solo mooy li nga xam ne mesure bi nga xam ne ministre bi aussi sensible na ci gouvernement sensible na ci jàkkoon nañoo kilifay université virtuelle du Sénégal yi ñu leen wax ne ñi nga xam ne actuellement ñii nga xam ne moom mu jotuñu woon fay ak ñeneen nañ jël contact directement ak UVS comme ça au moins ñu mën leen dimbale ren au moins ñu orienté leen mooy ñi nga xam ne 2020 mooy ñi nga xam ne ñi ngi doon xaar te ñoo vraiment ay doomu Sénégal lañ amal nañ benn solution boo xam si fi mu toll nii léegi ci ñoom la des. ma ne ko juju ci ndorteelu xabaar yi waxtu wi nag jëm ci wàllub dem beeg dikk bi rawatina heure bu ndogu day daal di gàllankooru ndax embouteillage yi nga xam ne day jafe lool ngir nga mën ci dem sam kër ba tax kon ñoom liggéeykat yi nee nañu dañuy bëgg di teel a wàcc ngir mën a ndogu ci seen kër ndax loolee moo leen gënal lépp lu ñu mën a am waaye nag terewul ay jafe-jafe yu yaatu li ñuy jànkonteel ngir loolee mën a antu Mame Seynabou Babou Moussa Fall reportage. fukki waxtu ci suba ci mbedd Ndakaaru tali bi fees ak ay menuisier métallique coowal marteau ci métaux moo ñuy woo teg ci ab buyu diine
Modou Thiam ñu fekk ko ci liggéeyam mu ngi xamle ni seen waxtu liggéey dafa wàññeeku ndax koor gi. waaw koor gi moom changé na dara ci liggéey bi parce que heure bi ñu daan xëy day changé yoon bi dafay xat en plus que tamit heure bi ñuy wàcc tamit dañuy teel a wàcc pour mën a dem yoon bi day xat pour ñu mën a ndogoo suñu kër. boo xoolee ñoo ngi daan xëy 8h 9h di wàcc presque ba ay 19h kon tey bu dee ay 17h ngay mën a wàcc dem sa gaale ba ay wala 16h ngay wàcc pour yoon bi xataay bi kon day def dara ci liggéey bi. ñu fekk ko muy jubbanti ay cornière Amadou di ñu wax ni démb waxtu ndogu ci yoon bi la ko fekk. waaw wàññi nañ ci tuuti ndax moom instant yi dañuy teel a xëy trop nag mais dañuy teel a wàcc ndax embouteillage bi am quoi mais luñ teel a wàcc tamit ndog ci yoon la ñuy fekk embouteillage dafa métti trop billaay walaay. démb rek moo dem ci yoon bi laa ndogo ba pare doog dem kër ga waaw. ci buntu boutique am toog ci chaise Pape Diop di ab jaaykatu fourniture scolaire di xamle ni waxtu liggéeyam ci suba gi rek moo soppeeku. am na tuuti changement bon suba gi rek quoi comme man yàlla def na man fi mu dëkk fi soriwul c'est ici tout près peut-être bon dinaa ibil 9h 9h30 bon peut-être 10h parce que il faut nga yow xëdd le temps que bon ngay julleex yooyu bon des fois nga xaw a fot tuuti bët ça arrive xam nga mais nag décalage daal bariwul. koor dafa ànd ak soppite yu bëri bëgg ndogu sa kër tax ñu bëri di soppi seen waxtu liggéey donte dañuy jànkonteel ay embouteillage yu bëri laata ñoo egg seeni kër. maam Seynabou Babou jërëjëf Café Touba nekk nag mbir moo xamante ni ñu ëpp ci Sénégal yi bëgg nañ ko di ko daal di ndogoo waaye nag li ci nekk mooy ñi koy jaay waxtu wi seen bamba maseetul la ko waral mooy nee nañ suba gi kon du ñu jaay rax ci dolli tàkkusaan si wala bokk ërub ndogu day fekk kon nit ñi di jàppalante lu baax ci lu jëm ci wàllub ndogu bi ba tax ñoom fi mu ne nii seen gafak dafa wàññeeku bu baax a baax reportage Aïssatou Kane. ay waxtu balaa ñoo dog fii ci rond-point Fass nit yi di maye café ngir waajal jaaykatu café yi nag gis ni seen njaay wàññeeku loolu. non du ma jaay suba si ngoon si laay à partir de 17h laay commencé jaay. record ak léegi bokkuñu comme yàlla ak yàlla fu mu toll nii moom daanaka bañ a toog kër ga rek moo ma tax a ñëw fii bañ a toog bañ a def dara rek moo ma tax a ñëw parce que ñoom am na ñoo xam ne bëgguñu leen di may ñoom dañu bëgg di mayaate bëgguñu leen may ñooñu gën a tax sax ma ñëw. waaw ñii defar café di ko maye. ñoo yóbbu clients yi. wante loolu taxul ñu bàyyi seen loxo. xalaatuma tëj parce que am na nii bu ñu ndogoo rek ñoom dañuy ramasser dañuy pare léegi am na ñoo xamante ne dañuy bëgg a tout le temps di naan café si ñoom laay xaw a jafandu ma continuer ba 5h du matin ma daal di wàcc. Baye Fall yi comme koor bu nekk dañuy dugg ci koñ Dakar yi ngir maye café ñii woor. weeru koor bi moom Baye ñun moom dañuy maye daal café dañ koy maye kenn du jaay moom. waaw li ko waral mooy lu ndaw rek ndax ñun li ñuy def nii lépp mënuñu dañ ko fi fekk daal liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall la woon te ñun ay ndawu Cheikh Modou Kara lañ day woote révolution pacifique sa jaamu yàlla yaa ngi ko mën a am si doomu aadama yi daal. gars yi dañuy xam ne gars yi ci ni taxaw nañ moom ndax loolu yëfu Baye Fall la saa bu ñëwee rek këll yi génn na waaw bisimilah yaay waaw looy def si këll geeg yooyu noonu lu koy suukar ak yooyu. jaaykatu café yi gisatuñu seen bopp si weeru koor bi. lu ñu doon gañee wàññeeku loolu ndaxte ñii di maye café bëri ndaxte weeru koor dañoo tàmm di gis ay nit di maye café ci mbedd bi. société Dakar Dem Dikk ak ISEP bu Diamniadio daal di lëkkaloo ci partenariat boo xam ne gu yaatu la li ñu ci jublu rek mooy fexe ñoom ndongo yi mën a nag di jàng waaye tamit di jëfe lépp loo xamante ni jot nañu ko jàng waaye tamit fexe ba ñoom saa wunu liggéeykatu Dakar Dem Dikk yi tamit yi nga xam ne ñoom dinañ fay dikk ngir rek fexe ba lépp loo xamante ne ni ay tàggat la ñu koy defal ndongo yooyu nekk ci daara ju kawe jooje ñu ànd ci leeral ak Abouté di Sow. Dakar Dem Dikk ak ISEP bu Diamniadio xaatim nañu ab déggoo ngir ñuy mën di jëflante ci fànn yu bari bokk na ci ndongo yi di jànge ISEP dinañu mën di jëfe lu ñuy jàng fii ci Dakar Dem Dikk naka noonu itam liggéeykatu Dakar Dem Dikk di yeesal seenuk mënin ca ISEP bu Diamniadio ngir ñu gën a méngoo ak jamono. ak les ISEP ñun approche bi ñuy jël mooy li ñuy tuddee approche par compétence et li ci gën a am solo mooy dafay am alternance xamu nu ñu koy waxee ca olof mais
xale bi day nekk ci école bi mais lu ci gën a bëri entreprise lay nekk entreprise daal dafa am solo trop 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 ci seen formation parce que li ñu bëgg mooy bés buy génn mu génn compétence yoo xam ne dina ko permettre ci saase fu ñu ko dugal pour mu liggéey day adapté wu. ginnaaw bi mu rafetloo lëkkaloo bu ni mel kii di njiitalu Dakar Dem Dikk Omar Bun Khattab Silla di xamle ni Dakar Dem Dikk am na cër bu rëy ci utum xëyu ndaw ñi. partenariat bi nga xam ne ay xale yu jàng nga permettre leen dans un espace qui appartient à la République du Sénégal avec les moyens de l'État du Sénégal ñu yokk seen xam-xam te jéggaani wuñ ko loolu day renforcer patriotisme day renforcer fierté donc ñun danañ leen ubbil sunu lépp liggéey ak yéen ndax Dakar Dem Dikk x moom ko wala y moomeelu askan bi la donc vous êtes chez vous ce sont des Sénégalais danañ leen recevoir danañ leen accompagner ba nga xam ne yéen li ngeen fi xaar ngeen am ko ñu nit bu ëllëgee ngeen mën a jëlaat su ñenn ci suñu agent dafa leen un renforcement de compétences. jëflante bi ñi ko séq jàpp nañ ni dina gën a yombal utum liggéey ci Sénégal. dàccum bitim réew États-Unis am na nag njiit lu yees fii ci Sénégal di Michael Arthur Raynor moom nag moo wutu kii di Tulinabo Mushingi ci ambassade bu États-Unis fii ci Sénégal moom mi nga xam ne atum 2017 ba suñu jon yàlla tey ba nga woon kon fii ci réew mi moom nag Michael Arthur nekkoon na ambassadeur États-Unis fële ca Éthiopie laata muy dëkk fii ci Sénégal moom nag Tulinabo Mushingi waxtu wi kon yóbbu nañ ko fële ci Angola moo fay teewal réewum États-Unis ak tamit fële ca République bu démocratique bu Sao Tomé ak Principe. leneen ci wàllu xabaar ak candidat bu PAI CV moom nag moom nekk tamit koo xam ne bokk na ci jongante yi nga xam ne moo jiite palub wala jongante yi nga xam ne kon moo nekk ca pencum ndaw réew ma ñu jàpp ko nag fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril gi ñu dégmal lu ci mënti am nag moom nee nañu kon nañu yore réew ma rawatina kon ci wàllu mbas mi dara baaxu ci rawatina am ñàkkum xëyu ndaw ñi ba tey ma nga fa di doon yi jafe-jafe ak yeneen i ponk yoo xamante ni jot na ko fësal ci bi mu jënoog taskatu xabaar yi ñu ci leeral ak Pambay Diaw. ay fan yu néew moo des ci élection législative yi fële ca Cap-Vert parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert mi ngi wéyal campagne am fii ci Sénégal parti boobu nga xamante ni nag ci kujje gi la nekk ñoom ni ngi naqarlu taxawaayu gouvernement wu Cap-Vert bi ndaxte buñ sukkandikoo ci waa parti boobu moom xaalis bi nga xamante ni moom lañ jagleel xeexu Covid-19 bi moom lay utiliser jamono ji ngir jënd électeurs yi. Le Cap-Vert a reçu énormément d'aide en particulier de l'Union européenne. mais le gouvernement Cap-Vert jot na ndimbal yu bëri yu jóge ci Union européenne gouvernement MPD bi séddali ko ay militants am kese dafa am loo xam ne nag ñun suñu parti élection yi dañ koo mus a gagné Sénégal looloo tax mosuñoo jot ndimbal boobee tey nag xaalis boobu la ñuy jël di ko jëndee électeurs yi. Tout est absolument organisé mais cette forme de corruption qui est en train d'apparaître nous la dénonçons publiquement. wàllum wér-gu-yaram ak wàllum xëyu ndaw ñi bokk ci secteur yi nga xamante ni Covid-19 moom la fa gën a laal wàllum nationalité dooni tamit jafe-jafe ci Cap-Verdien yi loolu nag bokk ci poñ yi nga xamante ni moo gën a fës ci programme parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Donc le premier point force c'est l'identité cabo-verdienne. Cap-Verdien yi dañuy am jafe-jafe ngir am nationalité loolu nag mu nekk lu jaaduwul ñu bëri ñàkkoon seen bakkan ba ñu leen di xawale jumtuwaay yu soxal wér gu yaram amu fi léegi mot juróomi at ñàkk nañu ñett junni bërëbu liggéeyukaay. MPD a été élu sur la base de ses promesses électorales. ci dimanche ji nag Cap-Verdien yi ñoom dinañ dem fal lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari député fii ci Sénégal nag ñoom. juróom benn téeméeri électeur lañ ñu war a dem voter fële ci centre bi nga xamante nii moo nekk ci ambassade des îles du Cap-Vert beneen centre ba nekk ci mairie bu Baobab ak beneen bi nga xamante nii moo nekk ci maison de la culture Douta Seck. Viva Sénégal! Viva Janira!
grande mosquée bu Point E def na ñaar fukki at ak juróom ba mu ko sampeek tey jii waxtu wi nag jot na ne ngir ñu yaa di ko yaatal waaye itam yeesal ko liggéey nag dina am lu toll nag ci ñaar fukki weer ak ñeent maanaam kon diirub ñaari at yoo xamante ne nii dana ci sumb liggéey wu yaatu waaye itam dana am beneen wàll woo xamante ne ko jagleel jigéen ñi bu ko defee ñoom tam ñu mën fa di amal seen jàmm yàlla ci anam gu mucc ay Malick Fall moom moo jiite association boobule ñu tawli kàddoom. ñu ne ni àggale liggéey bi rek liggéey bi nga xam ni mag ñi moom lañ dooroon mag ñi ñoo dooroon mo fii doon dara pàkk la woon ñu def ko ba mu toll nii ñun li ñu sas rek mooy ñu gën ko yaatal pour ñëpp mën ci xaj ak it ñëpp ku nekk gis ci sa bopp ci biir jumaawu mosquée Point E mën naa wax sax complexe Point E complexe islamique parce que am na mosquée am na aussi école te ñoo ngi mbébét def fi école coranique boo xam ni am version externe ku bëgg sa doom jàng alxuraan ba wàcc di fi mën a ñëw yàlla nañu ko yàlla àggale ak jàmm ak salaam. comme ni ñu ko gisee ci mosquée yu bari mosquée bu nekk généralement day ànd ak école ñun li ñu bëgg mooy mu nekk école boo xam ni nañ fiy def une éducation religieuse au vrai sens du mot te kooku di dellu sargal sunu imam yi parce que ñoom ñoo jël projet boobu jàppal ko seen bopp ñoom ñoo nar ñëw di jàngale am na ci ñuy jàngale fiqh ñuy def tafsir discipline bu nekk am na fi li ñu bëgg rek mooy ku nekk day jël benn pàcc ñu door ko ba mu àgg ñu soog a àgg ci beneen bi fonction boobu loo xam ni ça fait partie de nos objectifs du bureau actuel pour dire nous voulons remettre la fonction delloowaat fonction éducation religieuse ci biir mosquée bu Point incha allah. koppar yi commencé budget 300 millions la koppar yi commencé na dugg moom laa doon wax sànq di nuyu di jaajëfal waa mosquée Point E parce que bi ñu ko waxee ni ñu gisee ñu taxaw ci su daggul léegi yëf yi sotti incha allah tey di gërëm autorités yi ndax ñoom ñëpp ku nekk jàpp na ci sans compter autorités yi nga xam ni fii lañ dëkk ci biir Point E seen loxo jógul ci liggéey bi yàlla leen yàlla fay. dina yaakaar nañ daal fii lu yées ñaari at incha allah dinañ ko pare. ñu sant leen bu baax mbokk yi gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV loolooy laf laaj xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci xabaar yi ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Ousama Monique Sagna di leen ñaan ak kooru jàmm waaye tamit di leen ñaanal ndogub jàmm ak suñu programme ci ITV jërë ngeen jëf.